naa leen wan dañ leen wan naka lañ koy taxawoo kooku lan lañ koy dimbalee caporal léegi voilà caporal bi bu ñëwee ñuy def il fait le tour de la victime. Pourquoi il fait le tour de la victime? Pour voir s'il y a saignement. Bon, mais saignement, automatiquement, il arrête l'hémorragie. Parce que l'hémorragie prime sur tout. Vous devez le tour de la victime. Il fait le tour de la victime pour voir s'il y a saignement. Voilà, un objet qui créer le suraccident. Parce que la protection, c'est un préalable. Obligatoire à toute action de secours. Le fait de un objet qui créer suraccident, écarter correct, c'est écarter le danger, ça fait partie de la protection. Légui, xol na ko victime bi amul hémorragie kon né voilà il fait ce qu'on appelle l'abordage de la victime day jégé victime bi ñew jox ko loxom mom c'est ça qu'on appelle tester la conscience c'est ça qu'on appelle tester la conscience bu ñëw day wax ak mom señ bi yaang may dégg bu dé yaang may dégg jappal samay loxo bu dé yaang may dégg ubil say beut bu ko poser question yoy non réagirul à aucun geste simple à aucun ordre simple on dit que la victime elle est inconsciente. N'est-ce pas? Il faut donner la respiration. Maintenant, vous avez cravate, vous avez le parce que des permet sang de circuler correctement, vous avez nice. Vous faites une attaque ceinture, vous avez le bracket. Les prêts, c'est pour libérer les voies aériennes. Des techniques d'ali, parce que d'ali, vous permettre, empêcher la circulation sanguine. De quoi technique? Parce que victime de la solo, dans ce qui semble circuler sur yaram bi. Très bien, il teste la ventilation. Après, vous testez conscience bi, tester la ventilation. Xol ndax victime bangi noyi. Mais dafa am ni koy defé. Day jël loxam digg loxam tek ko ci jëw victime bi, mu def une bascule présente la tête vers l'arrière. Bob bi da ko yobbu ndank doucement ci ginaaw. Ubi gemeñ bi xol, bu dé amna corps étranger, mu génn ko ak ñaari doigts, on l'appelle ça extraction digitale. À l'aide de 2 doigts day mooy extraction digitale booy am na corps étranger da koy def ni génne teg fële parce que corps étranger mën na empêcher ngelaw bi mën a jàll bu paree picc yi xool jël na pom teg ko si gémmiñ gi pour recevoir les flux d'air mooy ngelaw bi génn si bakkan bi ak gémmiñ victime bi mu centre ko si la joue lekk sauveteur bi léegi nopp bi pour mu dégg les bruits anormaux bruits yi nga xamante ni moo la victime bi dégagé les yeux pour voir le soulèvement et l'abaissement de la cage thoracique c'est-à-dire que nit ki buy nooy bruit bi day yéeg di wàcc léegi bu xoolee day xool ndax victime baa ngi nooy automatiquement buy nooy moom du koy gis waaw léegi vérifier ko lii ça dure 10 secondes fukki secondes lay durer lii recherche bi léegi test na ventilation bi rendre na ma compte man chef bi nee na ma chef la victime ventile donc on a devant nous une victime inconsciente mais qui ventile qu'est-ce qu'on fait mu ngi préparer victime bi mais il y a des points clés pour préparer une victime il faut toujours tenir sur les articulations parce que victime bi mën na préparer mën na présenter li ñuy wax fracture damm ne ko n'importe comment la ñuy préparer victime parce que ñun pompiers dañoo fonk victime parce que doomu aadama la c'est un être humain dañ ko fonk kon booy préparer victime bi da nga war y a des points clés da nga war a respecter les points clés léegi pare il forme un angle de 90 degrés digg loxo victime bi asamaan si moo koy tiim lii da koy servir de table de bord moom les côté bii nii angle droit bi nii foofu la victime bi di basculer wu foofu la retourner wu sur le côté si wet gi très bien da koy defal li ñuy wax la PLS la position latérale de sécurité c'est une position boo xamante day permettre victime bi mën a nooy correctement et de libérer les voies aériennes maintenir libre les voies aériennes léegi lu muy def teg loxam foofu jox loxam victime bi yëkkati conc victime bi indi ko teg ko si loxo victime bi si nopp bi nii teg ko foofu voilà bu defee mu yëkkati oom bi tànk bi da koy yëkkati téye si oom bi lii da koy servir de levier mu ngi mel ni oto levier oto après da koy servir de levier kii même bombardier boo ko xëccee boo ñëwee da lay wuy si wet gi xëcc na ko ñëw na voilà sur le côté li mooy si wet gi position sur le côté latéral de sécurité après mu rëcc ndànk loxam voilà bu paree mu stabiliser la victime da ko stabiliser parce que bu ko stabiliser wul victime mën a tomber mën a delluwaat dans la position initiale position bu mu nekkoon te ba position la ñuy bañ kooku musiba la parce que y a des risques bu paree mu seetee bu amee benn kii njaxana wala benn oreiller mu teg ko victime parce que ñu dañoo fonk victime parce que doomu aadama la yàlla lu mu bind yëpp doomu aadama la gën a bëgg la gën a fonk kon dañ ko war a jox cër parce que kii nit la comme ñun c'est bon bu paree il ouvre la bouche day di ci gémmañ victime bi pour permettre les liquides de couler et de faciliter la respiration lii mooy njariñu la PLS c'est la conduite à tenir devant une victime inconsciente qui ventile lii lañ koy defal
parce que d'habitude dañoo gis ni accident bu amee wala nit bu nekk dans la détresse yéen da ngeen woo pompier rek taxaw di xaar du ngeen def dara loolu dañoo bëgg mu jeex quoi parce que ñun ak yéen ñoo far parce que loolu yéen da ngeen dimbal victime bi dimbale seen bopp parce que mu nekk kenn parce que ñëpp ay mbokk lañ n'est-ce pas kon lii tey dafa doon loo xamante ñun ñoo la ko jox ngeen jàpp ko bu ëllëgee nit ki bu ngeen tombee nit ki ko xam ne dafa présent dans la détresse nekk inconscient qui ventile li ngeen ko war a defal lii position latérale de sécurité bu ngeen paree moom mën a dem woo sapeur-pompier ne pompier bu ñëwee day jël dugal ambulance bi évacuer hôpital yéen lii yéen la war a gën a soxal parce que da ngeen def épreuve physique n'est-ce pas des fois ngeen daanu crise bu nekkee crise lii position bii ngeen koy defal parce que position bii c'est une position de sauvegarde qui permet de maintenir libre les voies aériennes et de faciliter la respiration lii position bi moo position boo xamante ni mooy la conduite à tenir devant une victime inconsciente qui ventile lii ñëpp ko war a def ñëpp ko secourisme ñëpp ko war a jàng ñëpp même dans les écoles là dañu ko war a boole programme bi même des fois kër gi sax da ngay jékki-jékki am ni ko xam nekk dans la détresse xam ne dañoo xaañ wooyu sapeur te yow mën nga ko defal loo xamante ni sapeur jël sax muy déplacé wu moo tax tey jii journée bi loolu bokk na si loolu li tax ñu organiser journée bi porte ouverte bi voilà bu ñu paree si lii dañuy jàllaat si beneen thème muy une victime qui présente une hémorragie c'est une perte de sang abondante provenant d'une plaie ou d'un orifice naturel orifice naturel xam nañ ko les oreilles bakkan lépp loo xamante ni am na kii rek mooy orifice naturel maanaam hémorragie mooy nit ki xam ne day dagg dafa perte dara gu bëri kooku la ñooy perte de sang abondante hémorragie maintenant y a une conduite à tenir devant une hémorragie une personne qui saigne abondamment léegi dinañ si ñëw léegi nii voilà il fait toujours le tour de la victime pour voir s'il y a mun na fekk victime bi da doon dagg yor paaka jékki-jékki dagg loxoom léegi paaka boobu bu nekkee foofu sur les lieux da koy jël écarter ko ça qu'on appelle écarter le danger c'est toujours dans la protection parce que c'est un préalable obligatoire à toute action de secours il écarte le danger te ko fële fu sori ba keneen koo xamante ni day ñëw seetaan si du mën a gaañu loolu gant voilà lu muy def day ñëw sol gant parce que ñun à chaque fois li ma la wax rek protection mooy njiitu lépp il faut toujours se protéger soi-même la victime et les tiers su ma nee les tiers mooy maanaam ñi daw xam nga Sénégal dañ kumpa lu ne tëll ñëpp a ñëw bëgg xam lu xew ñooñu foog nga protéger leen parce que paaka bi tey nii paaka bi bu nekkee nii tey bu nekkee fii tey xam nga nit ñi daw ñëw kenn mën na inconscient jël ak jam nit parce que on sait jamais le risque zéro n'existe pas wax naa ko au début léegi da nga écarter jël paaka bi teg fële li mooy sauver les tiers wala nga def benn périmètre de sécurité délimiter une zone boo xamante ni c'est interdit au public seul le secouriste moo fay accéder loolu mooy périmètre de sécurité léegi bu paree de sol na gants les gants là c'est pour éviter une contamination avec le sang de la victime parce que la victime peut porter des maladies infectieuses transmises par le sang même le sauveteur mën na am dagg-dagg bu ñëwee à main nue ñëw tap ko nii rek moom mën na wàll victime bi comme quoi que ne victime mën na ko wàll moom kon il faut toujours se protéger sol gants bon à défaut de gants il faut prendre un sachet en plastique mooy mbuusu glace yi suñuy yaay takkee glace di ko jaay yooyu seerul xam nga dërëm la jël xam nga ñaar dërëm nga jënd benn bu set sol ko parce que moyen de force la quoi parce que yéen on suppose que vous êtes des secouristes isolés yéen du ngeen ay professionnels mais de préférence bu nga amee kii sachet en plastique takkaleen ko seen loxo ngeen def allez-y très bien il fait ce qu'on appelle la compression directe la compression locale day ñëw directement il appuie directement sur l'endroit qui saigne très bien léegi day teg compresse bi da koy glisser loxo bi da ko tegee da koy glisser léegi compresse boobu moo ñëw remplacer la main bi nga xamante ne moo jàppoon moo tegoon si plaie bi très bien léegi da koy remplacer par un pansement compressif day jël bande ñëw teg ko si compresse bi wërale ko takk ba mu dëgër pour permettre moom mu libéré wu bu bëggee woo pompier yi mën a wooy pompier parce que mënu fa téye rek taxaw dëkk fa mënu téye loxo waaji rek nekk fa moom dafa war a dem alerte ji war mu am yitte yi muy doxi wala yeneen affaire yi muy def day libéré wu dem wooy sapeur pompier yi léegi après bu pare dina leen wan ban position lay mettre victime bi voilà léegi
remplacer na sa main avec un pansement compressif pour vous permettre de libérer le sauveteur. Il allonge la victime en position horizontale. Il allonge en position horizontale. C'est pour permettre, c'est pour éviter une détresse liée à une perte importante de sang. Ou bien on peut dire que pour irriguer le cerveau. Parce que le cerveau a besoin d'oxygène et le sang contient d'oxygène. Le cerveau a besoin d'oxygène pour s'enrichir. Vous savez que ku wara def 10 nga def 100 bu yagge da ngay taxaw te cœur bu taxawé musiba la motax la conduite à tenir face à une hémorragie il faut arrêter immédiatement l'hémorragie et allonger la victime en position horizontale. C'est bon. Voilà loolu lañu indi won tay ñaari thèmes il y a beaucoup de thèmes il y a beaucoup mais loolu bu ko naroon def tay fi lañu fanaan tay. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal mais toujours dans la continuité de la sensibilisation dañ leen di sensibiliser li nga xam ne dañu nekk seen kër. boo xoolee Touba fii ak Magal yi dafa bëri mën naa ne kër gu nekk am na bassin te bassin itam lu yenu maanaa la parce que boo amee sa bassin da nga ciy def ndox te kër yi lu plus souvent jigéen ñooy utiliser gaz. ak technologie bi ñoom dañoo am tendance mën nga téye sa portable nga nekk sa connexion WhatsApp wala TikTok or que teg nga sa cin affaire bi tàng na da ngay ñëw rek fekk affaire bi tàkk te loolu rek manque de prudence la. nekk góor sax parce que yow mën nga nekk góor goo xam da ngay wàllu jigéen. mais dañ ne instant lii boo ñëwee li ngay njëkk a def mooy da nga war a nekk nit koo xam ne da nga dal parce que intervention bu ci mënta nekk yow soo dalul ki ngay dimbale doo ko mën parce que soo dalul doo ko mën léegi li lay ñaax le plus. léegi soo dalee pare de préférence dañ ne boo fekkee situation bu mel nii yow li ngay def mooy da ngay wut benn serpillère boo xam ne c'est à base de coton parce que ni coton amee nylon noonu la amee te nylon moo gën a bon ci lakk. léegi lu ñu lay recommandé fii nga wut li ñu tudd serpillère. itam na nekk serpillère boo xam ne mën na muur kubéeru cin bi parce que boo jëlee serpillère boo xam ne instant dafa ndaw mënut a muur lii subaa da ngay lakk sa bopp moo tax instant dañ lay ñaax bay wut serpillère na nga wut loo xam ne instant ni carrément mën na muur kubéeru cin bi. léegi bu ko defee da nga war a am sa ndox ndox boo xam ne serpillère bi ci nga koy trempé te yéen ñuy togg ci wàññi xam ngeen carrément kat diw buy tàkk soo ci sottee ndox instant yi day gën a yokk tàkk moo tax dafay sottil tuuti ndox nga xool kon xam ngeen ne diw buy tàkk moom kenn du ko mën a feek ndox parce que ndox compatible ak diw buy tàkk pour yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci wàññi. léegi moom bu jëlee serpillère bu ko dugalee ci ndox ba trempé ko pare léegi moom day procéder extinction bi. ñëwal ni kay gis na voilà gis ngeen tee na serpillère bi c'est à base de coton. léegi moom comme buy manœuvrer moom loxo yi il faut mu sàmm ko parce que loxo yi bu ko muurul bu ko dugalee fii ci li mën na ko lakk wala diwlin bi lakk ko léegi moom muur na loxo yi ba nga xam ne su ko ci dugalee lakk du ko mën a dara te instant yi xam ngeen ne serpillère dafa tooy léegi day procéder extinction bi léegi dama ub ko ci jën bi. voilà gis ngeen muur na ko mais bu leen yaakaar ne instant yi dafa fay taxaw ubbi waatal. gis nga instant yi tàkkat day tàkkaat parce que lakk-lakk bu mënti doon soo ko xañee ngelaw day fay mais lakk-lakk bi xañ nañ ko ngelaw mais dafa nekk loo xam temps bu ndaw la léegi boo teggi woon cin bi à un moment donné bu seddee day fay mais jàppale ne instant yi boo ko muuree rek boo doo ko ubbi da nga ko war a bàyyi noonu léegi muuraatal. voilà léegi su muuree pare lan la war a def dafa war a fay robinet gaz bi. voilà léegi bu fayee robinet gaz bi fii procédé yu bëri na soit mën nga nekk jigéen boo xam da ngay toggee ak gaz wala ngay toggee këriñ wala ngay toggee matt. bu fekkee matt la non jëlee sa temps nga dindi matt yi ba mu jóge foofu bu fekkee këriñ itam boo manee nga wàññi ko ba pare nga doog a teggi affaire bi léegi ci lay doog a jël teggi ko fële mais na ko bay ba mu sedd pour mu doog ko ubbi parce que nii boo ko ubbee lakkala bi day continuer tàkk. léegi taalatal gaz bi léegi encore dañuy ñaax jigéen ñi parce que boo xoolee fii am na ñoo xam ne peut-être seen compréhension moo demee noonu parce que boo xoolee même du Touba fese am na ñoo xam ne ñu bëri dañuy jël gaz yi di ko dugal seen néeg di ko fanaanoo te gaz dañ ne place am ne fekkee robinet bi day peer yow nga tëj sa néeg à un moment donné gaz boobu day dem ba day fees si néeg bi te bu feesee si néeg bi benn étincelle bu amee néeg bi day tàkk après yow à un moment donné da ngay naan soit jinnee taal sama kër wala noonu te pourtant jinnee taaluñ ko yow gaz normalement place am du néeg ba place am mooy ca waañ ba.
étincelle bu ko laalee rek day tàkk parce que am na ñu naan ñetti phase yi dafa ñu naan combustible ak combinant léegi énergie d' activation kese mooy doon énergie d' activation buntu sax bu dee buntu weñ sax mën na créer énergie d' activation te su boobaa nag da nga naan non non sama kër dafa am ay jinne wala te pourtant demeewul noonu yow yaa comprendre léegi ba tey ginnaaw si loolu des fois mën nga fekk itam gaz boo xam ne takkul wala day tàkk nii wala mu nekk boo xam ne instant yi robinet bi dafa nekk ci ginnaaw wala muy tàkk nii boo xoolee buy tàkk nii même procédure bi nga fi def sànq lañ koy fayee yow wutal sa linge boo xam ne c'est à base de coton nga toyal ko soo ko trempé fii day fay à l'exécution. voilà gis ngeen léegi muuru na ko instant yi fay na mais boo ko bu fayee nii rek yow jëlal sa nu mu tudd xoolal fu robinet bi féete nga fay gaz bi. bu fekkoonte nag instant yi robinet dafa nekk waañ boo xam ne dafa isolé yow jéemal xool orifice bu mu nekk nga coupé foofu su boobaa gaz bi day fay parce que fii robinet mu ngi ci gaz bi. d'habitude boo lakkee lan la ñuy njëkk a def soit dañuy jël lan pâte dentifrice ñu def ko ci wala ñu jël karawu njomboor ñu def ko ci wala ñu jël ay carton lakk ko def ko ci. te loolu au fur et à mesure day créer lu ñu naan infection day créer lu ñu naan infection te lakk-lakk dafa nekk loo xam dafa garaaw surtout ñun sapeur-pompier nee nañ bu fekkee dafa dépassé sa loxo bi rek lakk-lakk dañ koy considérer comme lakk-lakk bu garaaw mais dañ la ne instant bu fekkee da nga am soit say mbokk wala nga fekk koo xam dafa lakk yow li nga war a njëkk a def robinet yi yëpp mais nag robinet soo ko yóbboo robinet waxuñ na nga ubbi ko mu am pression da nga ko ubbi pression bu yem léegi nga refroidir fi lakk mooy fi jot a lakk nii comme loxo yi moo lakk léegi nga refroidir ko refroidir 10 minutes lay durer fukki minutes lay durer fukki minutes léegi da koy refroidir pendant 2 minutes refroidissement durée bi 10 minutes lay doon. voilà léegi on suppose que mat na 10 minutes léegi nag lakk-lakke dañoo bëri façon parce que des fois mën nga fekk nit ñoo xam ne par exemple seen yaram yëpp ay lakk dans ce cas bu fekkee da nga fekk nit koo xam ne yaram yëpp lakk bu fekkee yére yi nga xam ne instant yi mën nañoo deñ mën nga kaa dindi mais yi nga xam ne dafa collé ci yaram bi doo ko dindi mais fii lu ñu lay conseillé da ngay wut linge bu propre mën la benn sër boo xam ne dafa set nga wëral ko ci yaram bi des fois mën nga gis koo xam itam dafa lakk di daw bu fekkee da nga koy woo pour ndimbal ko buy daw da nga koy arrêté mu daw bu dawee parce que lakk-lakk day gën a fort léegi da nga koy fexe nga tëral ko soit boo amulee moyen yoo xam ne mën nga kaa tëral ci suuf si ba mu lakk-lakk fay nga jéem a wut benn dara bu set nga muur ko parce que lakk-lakk booy daw rek day gën a garaaw. équivantile ban position laa koy def wala ngay togg nga jikkee sa dëwlin tàkk nga ne ah man kat balaa maa woo sapeur-pompier ñu déplacé de ancien garage ba foofu war naa mën a def lii balaa ñëw mais boo naree xaar sapeur-pompier wàllu te loolu war nga ko mën a def loolu. gars yi dañ ko dépassé quoi moo taxoon ñuy def tey journée porte ouverte pour sensibiliser yenn yu bëri ngeen xam ko jërëjëf. véhicule bii ngeen gis nii nu mu bindoon nii il fait 14 tonnes 500 14 tonnes 500 yooyu boo ko déggee mooy boo dugalee véhicule bi nga arrangé matériel bi yëpp day def 14 tonnes 500 14 tonnes 500 yooyu li nga ci gis noonu mooy lii ngay gis nii mu taxaw nii mooy grue bi bu njëkk ñun pompiers yi dañ daan dem intervention. bu demee intervention dina dem fekk oto bu daanu des fois ñu gis victime yi ci suuf dañ doon am problème nu leen yëkkatee léegi grue bi ñu ko amee boobu ba léegi dañuy ñëw yëkkati ko grue bi nii moom mu ngi def 6 tonnes 300 mooy capacité bu mu mën a yëkkati 6 tonnes 300 lay yëkkati léegi 6 tonnes 300 yi bi yëkkati bras bu nekk daa am lu muy yëkkati parce que mënoo ñëw tey jii ngay yëkkati loo xamante ne da ngay tàllal lii yëpp pour nga am 6 tonnes 300 yi di nga dem ba ci boo dugalee bras yi. xaaral ma dugalee leen bras yi. bés bu dugalee bras bi muy njëkk a dugal bii nga am bu dugalee bras yëpp ba bras yëpp jeex boobu si ngay am 6 tonnes boo ko dugalee boo jëlee léegi bii nii yóbbu ko fële ci coin bi si ngay am 6 tonnes 300 si ngay mën a yëkkati 6 tonnes 300 soo ko jëlee foofu noonu soo bu dugalee bras yi nag ba mu ñëw fii nii ba bras bi da ngay am foofu noonu 2 tonnes 700 boo ko génne waatee nga am 1 tonne 200 1 tonne 700 bu demee ba jeex si ngay am 1 tonne 700 waaw soo ko boolee yëpp day doon 6 tonnes 300 mu xam bu koy yëkkati
nga xam ne daan am ay jafe-jafe yoo xamante ne si oto da daan tëdd pour ñu yëkkati ko sax dañ doon jafe problème mais actuellement nii boo kii bi ba léegi voilà bu defee nii gis nga fi mu nekk nii actuellement nii boo jëlee affaire bi crochet bi nii yóbbu ko ci biir fële si ngay am 6 tonnes 300 actuellement nii su kii fii da ngay am 2 tonnes 700 waa dañu mën a tiireel 10 tonnes 300 suñu weesoo loolu longueur oto bi boo ko xoolee longueur oto bi mu ngi def 8 mètres 60 3 mètres 60 longueur bi nii 3 mètres 60 la. expliqué matériel bi di ngeen xam ne lii nekkul pour kese pour intervention ci route yi kese dinañu servir ci biir feu yi dinañu fi servir ci effondrement yi dinañu fi servir ci yenn catastrophe yoo xamante ne su boobaa dañ ci mën a intervenir waaw. pour cela damay jox woo caporal Modou Badiane mu def benn démonstration ak pratique dirigée mu defal ñu ko fii nii ci matériel yi. gis nga xam nga sànq ñu ngi doon wax secours routier xam nga tey doo dem ci accident di fa fekk ku sol lii doo ko fa fekk lii nii boo gisee vêtement de protection la tey jii bu fi amoon tàkk-tàkk local boo xamante ne dem na ba 1000 degré di nga mën a sol lii dugg foofu doonu boo fa duggee nga def sa opération lu fa mënta xew nga ñëw joxe ko nga génnaat boo gisee nii nag xam nga nit bu ta sol lii kese di si nooy boo xoolee ci ginnaaw day am benn bouteille oxygène boo xamante ne da koy sol mooy comme bouteille yële ñu teg fële ne le bouteille oxygène la da koy sol ànd ak moom moo nekk nii bouteille oxygène bi moo nekk nii. bouteille bii mu yor nii moom lay sol bu ko solee ci lay noy ci lay def lépp si biir lay dugg. li mu sol léegi risque chimique la niveau 1 foo fépp fu tàng rek mun nañ ko faa dugal. kii sol vêtement bu orange bi actuellement nii lii mu sol nii vêtement de protection la pour produit chimique vêtement de protection la pour produit chimique ndax léegi da ngay gis oto yi ngay gis fii citerne yi ngay gis ñuy dem da ngay gis citerne yoo xam ne gasoil lay yëpp yii ay ammoniac lay yëpp yii ay kii tey jii bu demee ba mu def accident mu daanu tey jii mun na am benn fuite te loolu xam ne produit toxique boo xamante ne yow munoo dem di ko jege su boobaa kii lañuy sol boole ko benn masque moom bu demee bu defee reconnaissance bi def li fa nekk bu ko defee bu ñëwee mu wax chef bi ne lii moo fi ne ñu xool les mesures à tenir yi nga xam ne moom lañ fay def mooy waral vêtement yi nii ay ammoniac ay kii yooyu noonu parce que léegi moom lépp la ñuy transporté waaw lépp la ñuy transporté récemment amoon nañ ko fii ci autoroute bi benn oto gasoil bu def essence bu daanu tey jii bu fekkoon day doon produit toxique yoo xamante ne nit mënu koo jege ci yaramam su boobaa lii la ñuy sol dem ba ci foofu noonu ñu def opération bi réglé ko daal di ñëwaat moo waral lii. bii mu ngi tudd groupe électrogène di ànd ak ay écarteur nag mooy li nga xamante ne day écarté ñu koy wooye outil combiné mun na dagg mun na combiné essence lay jël. groupe bi mu ngi nii essence lay jël groupe bii mooy doxal bii bu ñuy wooyee outil combiné di doxal bële ñuy wooyee overporte di doxal beneen bi ñuy wooyee drain sans plus tarder dañuy ñëw ci bii demal jël écarteur bi demal voilà gis ngeen outil bii mu yor moom la ñuy wax outil combiné mooy sax ni am na ay combinaison moom mun na tëj mun na écarter dina am matériel yoo xamante ne wala bagage boo xamante ne loxo kese du ko mën a puus peut-être suñu borom sàkkagul nit koo xamante ne dina puus ay tonnes wala bu ko sàkkee gisagul ko. tey jii bu ñëwoon tey oto boo xamante ne fekk nañ ko mu def choc gis nga du ko jot gis nga mu ngi nii day écarté bu ko neexee day tëj bu ko neexee day dagg bunt yi tëju daanaka mun nañ fa fekk vitre yi sax du ko fa fekk mais day coincé wala mu dëpp ba nga xam accès yëpp verrouillé na kii bii la ñuy jël su ko defee ñu ñëw ñu ubbi ko ñu écarté ko porte yi mu écarté mu dagg. fàttali ko amoon na benn kër bu amoon dëkk bi ñu wax Jogo amoon fa gaz la xaw ma pétrole bu doon tàkk mais pour gars yi amoon fa accès il fallait ñu am yére bi te bu ñu amee yére bi dañuy am matériel yii mooy matériel caisse à outils étincelle matériel bi fépp foo xamante ne dañoo bañ étincelle am fa lay àndal boo solee yére bi caisse yi ngay téye di nga mën a liggéey fépp foo xamante ne bëggoo fa étincelle boo xoolee fu gaz nekk soxlawu fa étincelle fu essence nekk soxlawu fa étincelle mais boo jëloon marteau normal boo dóoree ci fer day am étincelle mais bii boo dóoree ci fer du am étincelle
léegi bii moo tudd scie à disque scie à disque la tudd. da koy boole ak yii ay wax bu baax nag. ñu ngi koy wooyee scie à disque lépp lu muy dagg mooy weñ waaw à base de essence lay jël waaw c'est bon dagg. c'est bon su ma solee gants yi dinaa jàpp lu ma neex du ma lakk dafa am durée déterminée nag du ma ko sol rek yàgg fa mais lu mu tàng-tàng mun naa sol gants yi def ci li ma bëgg jàpp li may jàpp wala tijji li may tijji pour ñu xamee ko noonu garde à haute température la risque chimique quoi day lakk nag mais du yomb balaa lakk day fekk accès bi nga durée bi nga war a def ubbi nga ko wala tëj nga ko cag-cag courte durée nga ci def rek pour liggéey jàll ci quoi ñu xamee ko noonu dañuy faral di def choc te ku def choc xam ne tableau de bord bi wala direction bi dina tegu sa dënd wala mu tegu sa tànk matériel bi bu ñu ko amee dañuy permettre képp ku def choc tableau de bord bi tegu sa tànk wala direction bi tegu sa dënn dinañ ko mun a écarter te yow duñ la gaañ. waaw vrai boobu loolu pour loolu la boo xoolee vrai sax day boo xoolee xaw sax day mel ni été comme luy waaj a wàcc nga kal ko. waaw gis nga fii nii bu dugalee première rallonge bi moo nekk nii day apprécier fi mu koy teg ak chauffeur bi fi mu nekk nekkul chauffeur bi conducteur dong mooy coincé mun na nekk tamit beneen kii moo coincé mun na nekk si ginnaaw tamit moo coincé mais ki nga xamante ne moom la concerné fi mu coincé foofu la ñuy ñëw teg ko fa su ko tegee nii mun na ko pantal nii bu dee gis nga nii ak lu mu am doole da koy pousse day pousse tableau de bord bi lu mu am doole da koy pousse bu daal di ñëw. boo xoolee oto fi muy nekk ci porte bi si leen koy def dañ ko fay teg nga pandal ko bu xamee fu yàq fu dëgër rek da koy pousse ak lu mu am doole da koy yóbbu. lii nii bu njëkk ñun bu ñu doon ñëw di dajji dañuy yor suñu marteau yor suñu brin lañ doon gasee ak marteau mais léegi kii soo ko yoree nii doo ko mënati léegi outil bii nii da ngay jël ay différentes parties la am na partie yoo xamante ne boo comme bii pour brin la gis nga ay manche looy toj ak looy dagg nga xam ne tey jii force bi nga ci waroon def doo ko def loo soxla moom ngay def boo dee da ngay dajjeeg yooyu yëpp bu njëkk nag da nga doon yor marteau ak brin di dóor wala nga yor ay marteau di dóor léegi yooyu doon ci la fekk sac bi kii bii ngeen gis kees bii ngeen gis nii génneel waaw as jógadeel gis nga outil yi nii kees bi nii kees moo outil kees à outil colmatage lii jëriñu lu dul fat tey jii mooy comme li ñu leen waxoon mu doon essence buy xel xam nga danger day am lu ko laal day tàkk loolu la ñuy sol bu ñëwee outil yi lay yóbbu kii bu ko yóbboo fu am trou da koy jël bouché ko ak kii bi su ko bouché mu jël marteau mu bouché ko mu tëj ko ba nga xamante ne dootul seen kon xam nga tey jii boo xoolee tey jii def ba ne la VCR secours routier rek ak tey jii li nga ngeen fi gisagum ñii yëpp xam ngeen ne tey jii peut-être romb na foofu xam nga tey peut-être tamit romb na foofu mais VCR la secours routier la bu ñu jugee si boobu dañuy jëw ci ouvre porte bi aksi ñëwel nii ñëwel ba fi ñëwel fii ñëwel ba fii day ñëw fii ci ouvre porte bi dafa bëri ay cantine ay magasin yu demee ne marché Ocass dafa bëri ay marché te marché boo ci dem rek am na bunt bi nga xamante ne waa ji carnet bi mu ciy def spécialité rek ko mën a ubbi mais ñun carnet bi ñu fa fekk mu am feu dañ intervenir sans jafe-jafe li la ñuy wooyee ouvre porte bi lu mu am doole da ko yëkkati mun na yëkkati ba 20 tonnes te yaakaar naa porte 20 tonnes amul fii bëriwu fii kon cela veut dire que bu ñu ko dee manœuvrer manivelle la bu ñu neexee taal ko groupe bi bu ñu neexee taal ko nangam ñii ñooy ànd soit nga utiliser groupe ou bien nga utiliser manivelle écarteur mun nañ ko utiliser groupe bi mun nañ ko utiliser manivelle ensemble bi ñooy ànd soit électrique ou bien manivelle
gis nga comme li mu leen ko waxee rek mun na doon électrique doon manivelle gis nga boo ñëwee lii bi lay dugal su dugalee cat bi nii wàccewaat ko na ma wàccewaat na ko wàccewaat ba pare wàccewaatal tegal sa tànk fii da nga koy teg sa tànk rek ni mu koy dugal defal nii gis nga li lay wan ne gis nga ni muy yëgatee tànk bi bu ko dugaloon ci weñ gi ak weñ gi lu mu diis lu mu am poids bi xanaa mu dépassé 20 tonnes moom te loolu xam naa ne moom 20 tonnes moom lu ñu ciy war a tëj moom xam naa ne dina yéen da koy yëgati comme ni mu waxee ne day dem ci groupe day dem ci manivelle mais kii nga préféré yóbbu manivelle waaw kii nii mooy civière multifonctionnel li tax ñu koy woowee multifonctionnel mooy dafa bëri njëriñam mooy fépp fi nga xamante ne accès bi yaatuwu fa mun na ko faa utiliser mooy un deuxième bi escalier lu mu kowe mun na ko faa utiliser te duñ la yëkkati dañ lay diri bu ngeen déggee am na benn femme bu Wally Seck doon faj bu nekkoon Podor femme bu amoon yaram bi ko gars yi di jëli Louga autant pour moi femme bu amoon yaram bi te sama genre bi attanuñ ko su ma demoon dama koy indi parce que du ma ko meeb fii laa koy teg dama koy diri day ñëw noo toll buñ la fi tëralee takk la duñ la yenu duñ la jàpp comme yeneen civières yi bii dañ lay diri buñ la takkee ba pare noo foo munti nekk da ngay wàcc moo tax ñu koy wooyee civière multifonctionnel am na njëriñ goo xamante ne nit ki lu mu yaatu bu ci tëddee dina ko fatt deuxième point escalier lu mu koye mun nañ la faa wàccee te escalier yi vague par vague doo yëg ne yaa ngi wàcc parce que dafa bëri sécurité ñu koy wooyee civière multifonctionnel aajuwul na yëkkati ci da ngay diri yëgati côté tête bi tuuti diri bi nit moom li ci importance mooy bopp bi yaakaar naa ne nit jafe-jafe bu mu mën di nekk nga ñàkk ay tànkam ñàkk lépp moo gën nga ñàkk bopp moom boo ko ñàkkee ñàkk nga lépp leneen loo si ñàkk su boobaa boo yëgatee bopp bi nga yëgati rek nga diri nga dem du am benn danger si moom waaw lii moo tudd coussin pneumatique fii en général léeg-léeg nga dem ci intervention bus bu daanu wala camion bu daanu am ku nekk ci suuf léegi pour ñu génnee ko lii la ñuy jël lii nag dafa am bouteille bu def air boo koy génnee air moo koy yëkkati air moo koy wàccee pour mu jóg il faut nga def ci air il faut que bouteille bi am 300 bar pour mu mun a jógal bouteille yi ou bien à 8 bar deuxième point mooy pour nga dugal coussin pneumatique bu oto bi tëboo rëpp ci tali bi amul espace doo ko mën a dugal il faut nga am lu ñuy wooyee 25 millimètres ci diggante épaisseur oto bi ak tali bi pour nga mën a dugal coussin bii 25 millimètres yaakaar naa ne bëriwul te oto seeraar mu ñëw këpp rëpp foo jaar dina am côté bu jóg côté bu nangam te dafa am par tonnage bu tuuti bii ngay gis toll na ci juróomi tonne bu ñemee ci oto boo xam motul juróomi tonne da ko yëkkati ni mu tuutee nii bee ngay gis noonu toll na ci 24 tonnes am na yeneen yu toll ci 18 tonnes am yeneen yu toll ci 48 tonnes bu ñemee ci oto bi fekk fa 10 tonnes duñ teg ñu teg 20 jógul ñu teg 24 jógul ñu teg 48 jógul dañuy dajale yëpp teg ko te buñ ko tegee yaakaar naa dina jóg kon c'est rare nga am tonnage bi nga xamante ni nga échappé suñ 4 coussin yii yombul bënn nag dañ ko def comme genre de juré parabal belende yombu da bënn te buñ ko dee def pour mu bañ a bënn dañuy jël benn contreplaqué bu 10 wala taga lal bu 10 teg ko ci kawam ngir weñu oto bi bañ koo bënn pour mesure de sécurité pour mu jóg fii ngay ubbi ak ay varam la àndal oto bi lu mu am doole dañ ko yëkkati génnee ko nee naa leen ñaaw a gën dee ki oto tëdd ci kawam saa waay kooku ñaaw na kon li ngay bëgg mooy mu dund kon léegi dañuy am bu ñu amee tuuti rek ba dugal coussin ba nga jóg dañ lay def lu ñuy woowee dégagement d'urgence. ni mu mel nii noonu ni mu ko yëgatee nii ni mu ko poussé nii noonu la koy poussé gisoo ni mu koy yëgatee nii saa waay jugal côté boobu gaa yi gis voilà gisoo ni mu ko yëgatee nii ni mu ko def nii noonu la koy yëgatee tey jii boo xam ne bii bu mu ko defee nii bu dee bële 20 tonnes la bii 5 tonnes ñu am oto boo xamante ne 25 tonnes la dañuy tegalee ñaari bu ñu tegalee ñaari day am doole 25 tonnes ñaari soo ko boolee day doon 25 tonnes bu dee bii 5 la bee 10 day doon 15 tonnes bu dee bee 40 la bii doon 5 day doon 45 tonnes
loolu moo waral cousin problématique bi. oto bi ñu xam ko ci gàttal mu ngi pesé 14 tonnes 600 la oto bi di pesé 14 tonnes 600 buñ ci duggee oto bi ak matériel am longooru oto bi mu ngi toll ci 8 mètres longoor mooy li commencé ci cat bee ba cat bii mu ngi toll ci 8 mètres li commencé ci pneu bee ba pneu bële mu ngi toll ci 2 mètres 30 mooy largeur oto bi hauteur oto bi mu ngi toll ci 3 mètres 70 li commencé ci kaw ba ci suuf mu ngi toll ci 3 mètres 70 accident bu amee oto bi nekk ci kaw tali bi pour ñu jël ko il faut que ñu am 8 mètres ci li ñuy jël bu ñu bëggee jël oto